salaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi seetaan seen émission Mbour TV matinale am nañ mbégte jàkkaarloo ak yéen tey ci àjjuma ji comme niñ koy faral di defee fukki fan ak ñaar ci weeru octobre Mbour TV matinale nag rubrique la bu bokk na ci Dóor waar société civisme ak xibaar yi waaye tey tamit ci àjjuma dinañ am ak suñu gan gi nga xamante ni moom la ñuy invité ci àjjuma ju nekk ñu waxtaan ci lu jëm ci wàllum diine wala lu jëm ci wàllum événement religieux yi nga xam ne ni moom mooy am waaye tey maa ngi ci plateau bi Binta Cissé Binta borom rubrique Dóor waar maa ngi lay nuyu. Djib Ndiaye maa ngi lay fay maa ngi nuyu bépp téléspectateur Mbour TV nuyu suñu sis Aïda tey nekk fi mais suñu xelang ci moom ak suñu caméraman bi ak Babacar Fall bi nga xamante ne moom moo yor wàllu journaliste su ko defee rek dañuy daal di siyaare kilifa diine yi ak kilifa aada yi mais ñi nga xamante ne amuñu borom kër yar na leen yàlla may borom kër ci àjjuma bi ñu nekk nii ak ñi nga xamante ne amuñu soxna yar na leen yàlla may soxna lépp loo leen bëgg rek yal na leen ko yàlla defal surtout kilifa diine ñu saxu ci ñoom ñaan ndax suñu ñaanee seen ñaan bi dina nangu bu baax a baax su ko defee ji bi dama lay daal di dellookat ba si kanam. waaw mu ngi noonu Binta borom rubrique Dóor waar waaye tamit information dafay am ci Mbour TV Babacar Fall lañ ci àndal côté régie ñu ngi lay nuyu Babacar Fall borom journal bi. Jibi maa ngi lay fay di la nuyu di nuyu Binta nuyu téléspectateurs yi nga xamante ne bii. ñooy topp Mbour matinal di ko seetaan bés bu yàlla sàkk. lan moo am tey ci xibaar àjjuma fukki fan ak ñaar ci weeru octobre 2018. xibaar yi bokk na ci ku rey ñu rey la civilisation internationale romb na li ni mel Ismaïla Madior Fall jëwriñ ji amee yoon fii ci réew mi moo ko xamle mu doole ci ni nu nit dafa rey rek ñu war koo rey. war nañoo mën a jëli yeneen dogal yoo xamante ne bii dafay mel ni teg la ay daan yu métti métti ba loolee dootul am. wax leneen bés ba àdduna wërngal këpp bu jagleel gone yu jigéen yi moom la ñu doon màggal nag foofee ci stade Caroline Faye ni ki démb ci teewaayu jëwriñ ji nga xamante ne bii moo amee jigéen ñi di Ndeye Saly Diop Dieng moom nag dikkaat na ci njariñu li nga xamante ne bii mooy bile bés. jóge ci bërëbu tasukaayu xibaar dem ci weneen bërëb bi ñu mel moom la ñu seetlu jamono ji mu bëri loolu fii ci réew mi taskatu xibaar yi nga xamante ne bii naka ñoo yeewoo fii ci diwaanu Mbour ñoom indi nañ ci seen gis-gis ni loolee mënuñu ko jàppee transhumance journaliste yi seen xam-xam la ñu yor di ko jaay kon loolee lu xel mën a nangu la des na ci dikk ci suñu yaatalu xibaar yi. ji bi loolu moo fi gënoon fas ne ay xibaar ci kanam tuuti ñu dikk ak yéen ci yaatal bi. waaw jërëjëf Babacar Fall ci xibaar yu wér te wóor yooyu noonu saa soo leen ñu bëggee suivre rek mun ngeen def www.mbourtv.net ngeen am xibaar yu wóor ànd ceeg Mbour TV dañuy daal di dem régie seetaani publicité Binta Fashion daal di dellusiwaat ci plateau bi. képp ku bëgg lu baax bëgg lu yànj bëgg lu rafet bëgg foo sañsee génn ñu xoolaat la jokkool ak Kër Binta Fashion Kër Binta Fashion chez Kumba. gérant bi moom mooy Ahmed Bibi Ndiaye wala nag gérante bi di Bourel Gueye képp ku bëgg ci sañse yu rafet yi képp koo xamante ni bëgg nga montre bëgg greffage ci couleur bu mu mënti doon cheveux naturel original képp koo xamante ni bëgg nga écran plat képp koo xamante ni bëgg nga matériel buy jógee fële ca Dubaï directement wala ca États-Unis directement demal seeti Kër Binta Fashion chez Kumba gérant bi di Ahmed Bibi Ndiaye ak Bourel Gueye bu la neexee sax da ngay woote ci numéro téléphone bii di 77 987 58 37 jëlal 77 987 58 37 kooku moom mooy Bourel Gueye nga woo ko rek mu fekk la fi nga nekk indil la ci marchandise boobu wala nga woote ci 77 774 60 68 kooku moom mooy Ahmed Bibi Ndiaye wala nga woote ci 77 021 55 71. képp koo xamante ni bëgg nga ci sañse yi dëkk ci Ngaparou Somone Ngekoox wala Sindia mën nga woo kooku ci Ndey Coro Boy ci 77 185 72 27 mu indil la ko ba sa kër wala nga woo Mamadou Petit Boy ci 77 419 93 09 yow mi dëkk Ngaparou Somone
Ngekoox wala Sindia ci numéro téléphone yooyu ngay woote ñu indil la yére Kër Binta Fashion yi. gérant bi moom mooy Ahmed Bibi Ndiaye wala kooku di Bourel Gueye numéro téléphone bi 77 la 987 58 37 wala 77 774 60 68 wala 77 021 55 71 lépp luy matériel bu jógee fële ca Dubaï original nag. waaw yaa xam yére la dàll la sac la greffage la perruque la cheveux naturels la wala montre wala matériel électroménager wala ay téléphones yoo xamante ni ay classe la yoo xamante ni ñu ngi jógee fële ca Dubaï wala ca États-Unis directement. Kër Binta Fashion chez Kumba moo leen di may seen émission Mbour TV matinale. jërëjëf suñu sponsor boobu noonu di Binta Fashion donc di jaay lépp loo xamante ni dafa jëm ci wàllum ay greffage ak lépp lu jëm ci wàllum ay matériel téléphone ay nit ñi di ko soxla donc mun ngeen dem seeti Binta Fashion dégg ngeen pub bi adresse yaa ngi noonu mu nekk nag boutique bu am solo boo xamante ni mu ngi fii Mbour waaye tamit yéen ñu nekkee Caajaay campement ak yéen ñu nekkee côté Somone Ngaporu mun ngeen dem foofu noonu seeti Ndey Coro Boy wala ngeen woo ko ci numéro téléphone yi ñu leen jox ci pub bi ngeen mën a am yéen tamit seen i bagage wàccaay màggal gi jesneer yaa ngi fa lépp loo xam ne soxla ngeen ko rek woo leen Binta Fashion mu jàppale leen si Binta ñu ñëw tey ci waxtaanu rubrique yi lan nga indi tey ci wàllum métier. li ma andi mooy jibi chaque jour rek rubrique bu bees ak la Sista Binta rek nee naa leen y a pas de son métier ku bëgg a liggéey rek Sénégal di nga liggéey bari nañ fi bu ñu tànn liggéey boo am rek bu la yàlla dimbalee rek diñ ci mën a njëriñ tey damay doxantu rek dem ci Sénélec maanaam ñi électricien yu bokk ñi nga xamante ne ñoom ñoo yëngu si wàllu courant gis nañ jafe-jafe yi fa nekk ak risques yi fa nekk tey ji ñun mënuñu dem sans courant mais courant tamit waa courant moom mën naa dem sans ñun mais ñun ñoo mënul dund sans courant tey ji bi da ngay gis ñoo xamante ne dañuy tëdd seen dëggalal xam nga courant coupé rek ay xaaju guddi ñii kaas di def lu nekk taal seen clip daal xam nga kenn seen clim ak seen ventilo ñoom bu courant coupé rek commencé nañ déconné lan moo tax ñiy coupé courant lan moo tax courant bi di coupé fekk ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor wàllu courant liñ ciy daj wax dëgg yàlla ñëpp a xam nañ ko ndax man am na jamono yu passé nii fan yële passé am na benn publication bi ma gis daw na yaram bu baax a baax ndax dafa nekk loo xamante ne ñoom ay jeunes lañ te amuñu beneen yaakaar bu dul métier boobu ngay daan sa doole ci métier boobu ba loraange fekk la fa maanaam nga jaar foofu faat ñàkk sa bakkan métti na lool te teewul ñu ngi ciy góorgóorlu bu baax a baax saa su ne liggéey bi ñu ngi koy jox gëddam bu baax a baax tey ji courant lu am solo la ci réew mi mais Djibi Diop Ndiaye boo xoolee tamit danger yi bari na torop surtout ñi yëngu ci métier bi tey man franchement parler bëgg naa waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoom électriciens yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo gën a seen xel bi moo gën a maanaam nan lañ koy waxee màcc ci mbir mi waaw ci mbir mi parce que am ñoo xamante ne lan moo tax ñi des fois ñi am jafe-jafe boobu ci courant maanaam dañoo maîtriser wul métier bi wala nu mu demee noonu. am na tamit ñu koy def Binta parce que boo xoolee branchement yu baaxul yi. fil yi war a laalante fii xam nga am na fil yoo xam ne bu ñu laalante day def ay étincelle wala mu génn tàkk. donc gis neen fi marché yu lakk yu bari lu ko waral moom mooy branchement yu baaxul. wala kër gu toog rek jékki-jékki lakk lu ko waral moom mooy branchement yu baaxul mais courant dafa nekk loo xamante ni dafa dangereux nu muy dimbalee nit noonu la bonee parce que lu am doole la tey ji mun na laa maas nga jaaree fa faatu bu gaaw a gaaw waaye tamit mun naa lakk sa kër lakk bu gaaw mun na la tamit yàqal loo xam ne nu muy defaree noonu lay yàqee boo xoolee frigo nu muy seddalee nu ñu defaree frigo muy seddal defar neen fa luy tàngal jër gis nga li nga xam ne mooy fontaine kii chauffe-eau yi soo ko branché muy baax di tàng waaye am na loo xamante ni tey nit ñi ñoo ko war a bàyyi xel maanaam boo bëgg am branchement wool ñi ko yeeloo ñu mën ni ñuy branché ñu branché la boo bëggee xëcc courant wool ñi mën a xëcc courant te mu am yoon bu jub waaye da ngay gis ku jógee fee rek ñoo ne la jàng naa métier bi dem sàcc fee courant indi la fii mu am ay laalante affaire bi tàkk wala yow mi nga xam ne yaa koy def sax mun na laa maas parce que xam nga loolu ci risque métier bi la bokk.
loolu faaw ñu bàyyi ci xel bu baax a baax comme noo ko waxee rek si sa wax laay ñëw rek Djiby Diop parce que tey nga gis koo xamante ne élève lay doon bu vacances jotee rek mu jaar Senelec ñu koy jàngal noonu dugg ci métier bi xamul métier bi lan moo ci nekk parce que mën naa branchement ku ma woo rek mën naa dem këram ma branché la na Sénégalais yi tàmm nañ facilité mais nañ ko bàyyi suñ ko bàyyi suñu loraange rek la ñuy gis ndax loo lu yomb si yow rek ëllëg lu mu lay yàqal mooy ëpp nañ sóoraale loolu bu baax a baax ak ñi nga xamante ne tamit ñoom ñooy yàq courant parce que Djiby tey facilité yi am na fi mais njaboot yi tamit sonn nañ ci wàllu courant tey da ngay gis koo xamante ne benn néeg lay yor na fa frigo yor na fa ventilo yor na fa loo xamante ne ay télé la yeneen matériel bu facture bi ñëwee lan la ñuy njëkk a wax waa centrale dañoo soof seen courant waa dañoo mën a te ñoom seen métier lañ am Djiby ñoom tey bu ñu leen santul war lañ wax loo xamante ne war na leen métti ndax liggéey bi métti na torop imagine toi nga jaaxaan sa digg lal nga ne yow taal nga sa ventilo courant bi coupé rek xamoo ki nga xamante ne bàyyi na ay njabootam ñu tëdd te du leen gis te ñuy garder courant foofu la ñuy nekk ba bërsëg dañ koy aayante ku nekk bu sa jour jotee foofu ngay nekk foofu ngay fanaan doo fanaan te courant bi nañ xam ne bu ñu coupé courant am na lu tax. waaye ñoom tamit loolu Binta loolu seen liggéey la. ñoom tamit benn côté neen yërëm askan wi. donc neen yërëm askan wi ci wàllu xam nga nit mooy yow wax nga ko sànq. nit mënul nee naa la nañ dawal compréhension. yow tey ji xam nga liggéey bi ngay def nii. yow kese yaa ko xam lépp lu la kii rek suñ la laajee Djiby lan moo xëy lan moo tax nga da ngay jox sa explication bu leer kon nit balaa nga koy juger war ngaa xam lan moo waral lii courant bi suñ koy coupé du li nga xamante ne da leen di neex c'est parce que jafe-jafe moo am ñu coupé courant bi nañ dawal compréhension ki nga xamante ne bàyyi na këram bàyyi na njabootam jàpp ci métier bi nga xamante ne moom lay dundal njabootam boo koy jugé boo koy waxal ko loo xamante ne après bu njabootam yi déggee seen xol bi dina mën a féex man loolu laa mën a wax askan wi parce que Sénégalais kenn mënu leen tey moom da ngay kii da ngay jëlal paar gars yi xam naa daal da nga cee am mbokk rek da nga am mbokk bu jege buy liggéey électricien yi dañoo saay-saay nag Binta parce que parfois dañuy jaar ci suuf di def ay branchement yoo xam dañu ci wut xaalis bu ko defee yooyu mooy indi problème donc ñoom aussi il faut que ñu bàyyi xel loolu noonu parce que mun nga liggéey ñoom mun nga ñëw rek kër ñuy tabax nii nga def installation mais courant ba ñi koy indi ñooy waa Senelec waaye ñoom mën nañ see jaaree def seen yëfi sa càcc ci kii yooyu noonu ñu baal ma dugg fii génn fii lijjanti fii ba courant tàkk foofu noonu te loolu ñoom xam neen circuit yëpp nu muy demee il faut que ñoom tamit ñu bàyyi xel ne seen liggéey dafa am fu muy yem lii nii société bi moo koy yeggali lii ñoom ñoo fay yem bu ko defee problème mu branchement du am. Djiby lépp looy wax de ñun ñoo koy jëfee ñun ndax loolu yomb dafa facile tey nga dem ci ku xam courant lu mu lay fayeeku ak ki nga xamante ne ci mbedd bi nga ko fore lu mu lay fayeeku du doon benn lépp ñun la Djiby tey bëgg nga dara na métti ci yow bul jël facilité sooy jël facilité après loraange la indi ci yow nañu gën a góorgóorloo lépp loo bëgg rek nit ki na la jaral lu ne dara dalay jaral lu ne tey jii su ma ne damay liggéey parce que liggéey bi dafa may jaral lu nekk sacrifice bu nekk ci liggéey bi dinaa ci jànkonteel ndax ba suba ma mën a am li ma ci bëgg mooy boo bëggee dara tamit nga bëgg yére bu baax dalay jaral yow nga génne xaalis ndax boo ko solee rek ñu naan la sa yére bi nga sol rafet na dëgg la jaajëf Binta kon nag mu ngi noonu tey métier électricien lay waxtaanee ñi nga xam ne ni ñoom ñooy branché courant yi ñoom ñooy installé courant yi ci kër gi ñoom ñoo yor lépp loo xam dafa jëm ci wàllum courant dañuy daal di ànd ak Binta rek ñëw ci li nga xam ne moom mooy solution ak tàggo parce que si kanamee léegi dafa am benn gan gu may dalal ci waxtaan bi nga xam ne moom moo jëm ci wàllum 18 safar ak màggal gi waaw su ko defee rek Djiby conseil bi moom tey moom xam nga nag ma ne ndax dama am mbokk électricien da ngay lijjanti électricien yi. non c'est parce que liggéey bi ñuy liggéey man dama leen yërëm liggéey bu métti la liggéey boo gis rek métti na te nit ki bu demee rek ba choisir benn métier rek da nga koy encourager mais du li nga xamante da ngay toog sa kër rek xam nga daal di naan ñëw li ñuy def nii dafa seer ay sangam na nga suñ la andilee sa facture xoolal bu baax ni ngay consommer sa courant yow li ngay def moom moo loolu lañ la andi c'est parce que li nga lakk loolu lañ la andil waa Senelec tamit ñoom tamit wax dëgg yàlla moom faaw ma ñëw si ñoom tamit parce que courant moom kenn xamul lu muy làkk suñuy wax dëgg rek kenn xamul courant lu muy làkk dañuy yor seen facture ñu teg ci ay ñaar dërëm ay juróom dërëm yooyu. Binta compteur lu muy jëriñ compteur lu muy jëriñ. compteur la ñuy teg yow compteur moom mooy mas naa laaj koo xamante ne Senelec lay liggéey. waaw ma ne ko yéen
moom keesee la c'est que moom yu muy wax ni c'est que yow li ngay wax ni dafa garaaw quoi. déedéet garaawul non mais yow kon Senelec bu ak société bu mënti doon compteur la ñuy utiliser. loo xam ne day marqué ñaar dërëm yooyu fan lay dugg. dafay marqué day lakk waaw loolu. bokk na si li dafa am lu ñuy wax kilowatt par heure. soo xoolee compteur yi. dafa am ñoo xam ne seen xel dafa màcc ci wàllum énergie. dafa am lu ñuy wax kilowatt par heure. léegi soo taalee lampe yi tey affaire bi dafay daw boo ko fayee mu arrêté. soo taalee muy daw di def ay numéro bu weer bi dee nag ñu ñëw jël kilowatt bi lu ñu koy jaayee multiplier ko par le compteur bi daw mooy sa facture. ba ñaar dërëm ba ci ñaar dërëm. waaye déggoo lu ma la wax soo taalee benn lampe bu xasee ba ne tàkk rek compteur bi day daw. soo fayee compteur bi arrêté léegi nag boo demee ba weer bi dee nag 30 jours ñoom nag dañuy ñëw jël parce que bu njëkk ba da nga gis ñu ñëw naan dañuy relever. le 15 bu jotee dañuy ñëw relever léegi ak compteur yeneen yi nga xam ne moom lañ yor sax yu ñuy def carte yeeg yooyu noonu amatul loolu mais am na yoo xam ne nii da ngay ñëw ñu relever xool li nga xam ne moo daw ci weer bi suñ demee yóbbu ko parce que état bi nee na lii lay jaayee kilowatt par courant xaw ma léegi nag bu ñu ko multiplier bu ko defee ci la ñuy xam facture bi ñaata la. noonu lay demee kon loolu leer na ndekete am yor naa fi électricien. xaw ma non question de loolu mais nag mën naa comprendre mais da ngay gëstu moo tax dañuy gëstu moo tax ñu xam moo tax waaw kon loolu am na solo bu baax a baax. su ko defee rek damay ñaaxaat ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor wàllu courant ak ñi nga xamante ne ñoom yóbbu facture bi ak di couper courant parce que ñëpp xam nañu coupure noonu la méttee ñi ñëw sa kër rek ne la dañ lay couper des fois suñu la fa fekkul sax dañ lay coupé ñi daal di dem seen yoon te ñoom moom suñu la coupé jeex na boo fayul bon de coupure moom mardi taal. gars yi bu njëkk ba da ngay gis ki waa jee di ñëw nga xam ne ci kër gi la ñëw nga tëj kër gi tëj bunte waa ñëw fëgg ba sonn découragé dem ñibbi waaw gars yi dañ ko daan def yi fi caacaa wala nga ñëw ñu ne kenn du fi coupé courant genre zaal gi taxaw ci buntu kër gi waaw loolu dañuy seetaan match tey kenn du fi dama ñibbi ba suba. est-ce que loolu ñoom moom suñu nammee coupé courant moom amuñu benn sentiment nañ am sentiment tamit parce que des fois mu métti si ñi nga xamante ne ñoom ñoo borom kër yi tamit ndax nga yor sa location fii courant bi fii day métti torop ñi ñaaxaat leen bu baax a baax ñi dawal compréhension ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy làkk courant lu bari tamit nañu wàññi bu baax consommation xale yi tamit nañ leen di parce que tey da ngay gis xale bu ndaw rek muy branché ay téléphone di branché ay télé nañu xale bi moomul courant nañu bàyyi courant lu métti la am na danger bu baax a baax jibe su ko defee sa bopp ngay waxal ni nga mënee branché téléphone. man noonu laa ragalee courant ak maa ragal courant waaw fu ma dem rek ma branché fa courant mais noonu laa ragalee courant ndax courant moom lu jaram moytu la damay dem Dakar rek sama grande sœur moo ma daal di may ensemble bu rafet bi nday Abikanté depuis Parcelles ñoom daal moom lii leen dëkk ak man su ma demee rek ma gis dara rek man leen bëgg naa li dañuy xam nga loolu dafa neex mbokk dafa neex surtout ki nga xamante ne nag boo ne jox la wax bëgg naa li rek ñu yëkkati jox la loolu dafa neex maa ngi leen di gërëm bu baax a baax ak Maymouna Cissé madame le maire monsieur le maire nuyu naa leen bu baax a baax moom tamit jabar lañ ci biir su ma demee si moom rek ma ne madame le maire soxla naa lii rek daf may naan gàddul yóbbu boobu jabar moom boo ko amee danga koy téye fukk loxo am ñu ngi lay gërëm bu baax a baax di la sant di nuyu waa Maroc waa Casamance waa Sénégal nee naa leen yàlla borom jàmm ku mu jàmmal nga am jàmm yàlla na ñëpp am jàmm Sénégal am jàmm su ko defee xëy daal di neex Mbour TV matinal daal di neex merci jaajëf merci Binta jërëjëf borom rubrique Dóor waar tey nekkoon àjjuma xam naa day jox nit ñi daje rek altine incha allah ñu koy wax bon week-end kon dañuy ànd ak régie dem ak invité bi nga xam ne moom mooy ñëw waxtaan ak nit ñi tey suñu invité bu ñuy dalal mu waxtaan ak nit ñi lan mooy wàccaayu màggal ak safar ñu ànd ak régie dalal suñu gan gi. salaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi seetaan Mbour TV saa su nekk ñuy ànd ak yéen altine ba àjjuma Mbour TV matinal comme ni ñu koy defee nag bés bu nekk àjjuma bu jotee di ngeen am ak oustaz wala koo xamante ni day waxtaan lu jëm ci wàllum diine ngir rafetal bés bi tey nag ci àjjuma ji ñu am ak oustaz bu ñu dalal mu ñëw nag tey war a waxtaan ak ñun si lu am solo parce que jamono ji nit ñëpp xam neen ne xel yëpp tamit xam neen ne ñu ngi xalaat nit ñi ñu ngi waxtaanee lii di safar nag ku ko dégg tey xam lu am solo moom moo xam ni benn kilifa gu mag gu fi nekkoon Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké liggéey lu am solo ci wàllum diine liggéey lu am solo ci wàllu tarixa liggéey lu am solo tamit ngir l'islam donc taxawaloon fi bés bii di safar bés bi nga xamante ni tey mu ngi ci doon wax ne man maa demoon man Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké waaye bi ma ñëwee damay woo
samay njaboot samay ñëpp ñoo xamante ni l'islam la ñu gëm ñëpp ñoo xamante ni yonent bi la ñu gëm ñu ñëw sant la ma yàlla ci bés bi nga xamante ni moom mooy safar looloo tax nag tey ñu suñu ustaas bi di Mouhamed Teranga invité ko di ko jaajëfal bu baax a baax ci disponibilité am ci émission Mbour TV matinal ngir mën a ñëw waxtaan ak ñun tey lan mooy njëriñu safar ak sëriñ bi dem bi ma xamante ni demoon na ko foofee di Gabon ak bu mu dellusiwaatee lan la doon digal askan wi ngir ñu mën see xam ak jàngee si ne Cheikh Ahmadou Bamba jàngale lu mu jàngale yaatu na lu mu wax ci diine lu mu wax ci nit nan la war a mën a mel loolu yëpp tey moom leen war a waxtaanee si émission Mbour TV matinal sëñ Mouhamed maa ngi lay nuyu di la ziyaare. waaw kay sëriñ bi nag ziyaare bu baax di nuyu mboolem téléspectateur u Mbour TV rawatina waa Mbour matinal di leen nuyu bu baax ci émission yi am solo yi ngeen di def parce que ñoo ngi leen di suivre te rafetlu nan yitte yi ndax lépp loo gis ndaw di ko def su dee boromum xel nga war ngaa xam ne lii ku ci jàpp mu dem ku ci jàppul mu dem parce que ndaw mooy lépp kon alhamdulilahi rabbil alamin ñoo ngi leen di félicité di nuyu mbokki Mbour gépp ak nuyu waa àddina ñu joxaat la kàddu gi ba. jërëjëf sëñ Mouhamed nuyoo bi am na solo ñu gis na jamono ji xat na loolu waaye tey bàyyi nga lépp ñëw si fii nga xam ne mooy Mbour TV ngir waxtaan ak askan wi kii di Cheikh Ahmadou Bamba waaye tamit bés bi di safar nga xam ne nii bés bu am solo la tey bu ñuy wax safar nit ñu si bari dañuy dégg safar teeru na dinaa ci def lii waaye njëriñu safar moom mooy lan. waaw xam nga balaa dara il faut ñu xam lan mooy safar parce que safar weer la. weer la woo xam ne fii la ko Sëñ Tuubaa fekk ni mu amee janvier février mars avril ba décembre ni la amee ci weeru olof tamxarit màggal gàmmu màggal nag mooy safar weer la woon woo xam dafa dan ko gaafaloon ku ci masaana takk soxna sax doo bëgg mu sëy si kenn daawu ci takk soxna kenn daawu ci sanc kër kenn daawu ci tukki Sëñ Tuubaa bi mu ñëwee tukki gim ci tukki barke bi mu am moo waral tey ñuy dégg safar defee ne sax safar moo la boo xam ne Sëñ Tuubaa ko créé wala ñu defee ne safar murit yi ñoo ko sos mais safar weer la bu existé comme weer yépp dafa am weeru arab am weeru olof am weeru nasaraan safar nag weer la ci weeru olof yi Sëñ Tuubaa ci tukki nag saamina achar mu wax ne xaratu yowma sabti saamina achar li xidmatil muxtaari fi chahri safar saamina achar sax wax na ni sëriñ bi bind ko raabi en safar la bind gaaw gi mu njëkk a génn muy ñeenti fanu safar bi mu génnee sunu borom daf ko xamal ne ko dem gi jotagul mu toog samedi ba delsi di 11e jour samedi ba delsiwaat di 18e jour Sëñ Tuubaa ne kon génn na bisub fukkeelu fan ak juróom-ñett ci weeru safar nee na bi may génn kenn ku ne bi ngay génn ku mës a génn sa kër am na lu tax nga génn tey bi ñu xëyee am na ñu génn dem marché am na ñu génn dem liggéeyi am na ñu génn dem fu ne Sëñ Tuubaa nee na man bi may génn dara taxul ma génn lu dul li xidmatil muxtaar yi ngir liggéeyi li sama sëriñ ba waaye maa ngi ko liggéeyilee fii chahri safar ci weeru safar kon ci ngay déggee ni safar weer la léegi nag weer wi moo dem ba barkeel ba bu teroo rek ñu ne safar teeru na comme ni naan weeru koor teru na wala ñu naan tabaski teru na wala ñu naan aj Màkka teru na Sëñ Tuubaa yi ni la amee barke ci weer wi mu liggéey ba su teroo rek ñu ne weeru safar teru na waaw safar weer la. safar weer la waaye tamit ci la Cheikh Ahmadou Bamba daal di génnoon ngir dem liggéey jël suñu borom dem boobu noonu mu demoon te nit ñu bari umpale dem boobu fan la demoon ak lan moo waraloon loolu dem bi am. waa dem gi moom bëggoon a sauver jaam ñi dafa am lu yàlla tegoon ci barab loolu mu tegoon ci barab dani lii ma teg kat daa am ku ma koy dencal kii tax ma mën koo jox lii tax ma mën a joxe lii mooy kooko day dem ci géej gi Sëñ Tuubaa bi mu ñëwee liggéey cër bi mu fi fekk kenn mënu ci woon a jot te demoo ci géej gi moo tax du cër bu kenn soxla woon it ndax diis gum diisoon tax na ku ko yàlla mës a yeen da nga ne ko tegg lii moom mënuma ko waxaale parce que dafa diis parce que mënoon ngaa am yàlla mënoon ngaa am wilaaya te doo dem ci géej gi waaye nag pour nga mën a sauver ñi nga àndal mooy nga yaatu ginnaaw ba ku la topp mën a texe
loolu il faut nga dem ci géej gi muy liggéey bu rëy moo tax soo delloo ci ni ko Sëñ Tuubaa waxee dani sababu xaybatiya an allaha araada an anaala minhu jaaha wa an akuna shafian li qawmi wa an akuna xaadiman fii daw bi dani li tax yàlla yóbbu ma ci géej gi mooy dafa bëgg a yëkkati sama daraja yàlla moo bëgg a yëkkati sama daraja araada an anaala minhu jaaha yëkkati gi mu bëgg a yëkkati sama daraja moo tax mu yóbbu ma ci géej gi bi ci des mooy wa an akuna shafian li qawmi ma mën a ràmm kuy sama nit wa an akuna xaadiman fii daw mi ma mën a liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo tax su Musaa Ka wax ni lisaanu xaal kon loolu yow mi laaj fi liggéey bi jóge yàlla la waqanteel lisaanu xaal daal di waqanteeg Bamba ci saaru yuusufa mu téeñu yen ba lisaanu xaal ca yàlla waxee moom bi mu waxee moom it ca saaru yuusufa mu téeñu yen ba yen boobu mooy ban yen mu ne yenoon xutbu ya ak lab daal ya te atte nuñ ko moo ko fab raw gaaya wax bu yéeme la nag nee na yenoon kon du benn yen yàlla dafa am ay yenam yu mu yenoon ay xutbu ak i lab daal xutbu rek lu garaaw la ci diggante nit ak boromam nit saa bu demee ba doon xutbu mën na def lu ne bu demee ba doon xawsu mën na def lu ne kon ñooñe la yàlla yen yu atte nut kon yen bi diis na mu ne yenoon xutbu ya ak lab daal ya te atte nuñ ko moo ko fab raw gaaya moom lépp la Sëñ Tuubaa boole maanaam jëmmi yen yépp la Sëñ Tuubaa maasa yenu bi mu ko yenoo it manière bi mu ko yenoo mooy jom ak fit ak fulla mooy déndéng diwee ak mën a muñ mën a muñ waaw déndéng diwee te tawatul balaaya sóoratul laxwaani la am ci laaya léegi bi mu amee bi mu defee loolu nag yàlla yóbbu ko nag ci foo xam ni dootul am morom kon muy sëriñ si naa xiis lañ bàmbaay kaamil mbër yéppi suqu lan bàmbaay kaabal kon sëriñ si ay naa xiis lañ mooy ay jukki lañ sëriñ bi mooy ki nga xam ne moo boole yépp di ku mat mbër yéppi suqu lan bàmbaay kaabal mu ne mbër yépp ay stagiaire lañ rek kilifa gi mën a fay lépp mën a fay ñépp mooy Ahmadu mu ne nag man shakka fi dhalika fal yujarribu wax ji mettiwul képp koo xam ne wax ji defe nga ni amut xëyal nga takk sa bagage aw fi Ahmadu awoon ba delsi noo xam ne kon li ñu wax amut waaye li fekk kenn demaatul fi mu dem ba ñëw rek li ñuy wax moom kenn mënu ko dindi kon njariñ li mooy moom dem gi mu demoon ci géej gi ak tukki nga xam ne moom la tukki woon foofu la ci boromam wax ak moom liggéey bi kon fi mu jugee Sëñ Tuubaa dafa wax ni fi suuratil lanfaali habadal karim liggéey bi ma liggéey ñi ngi ko nosee ci suuratul lanfaal yàlla dafa waxoon rasulullahi ne ko wa iz yamkur bika alladina kafaru lu yusbituuka aw yaqtuluuka aw yuxrijuuka wa yamkuruuna wa yamkurullah wallahu xayrul maakirin sunu borom dafa wax rasulullahi ne ko pexe yi nga xam ne moom la sa noon yi teg mooy ñu teg la ci barab lu yusbituuka teg la ci barab di la naqaral ba nga gedd wala ñu di la naqaral ba nga jóge fi aw yaqutuloo ko wala ñu rey la benn yoon nga xam ni dootul am commentaire aw yuxurujoo ko waruñu génnee la ci say mbokk waaye na nga xam ni ñoom seen pexe yooyu bi ñuy toog di ko fexe man yàlla maa ngi fexe samay pexe te pexe yàlla moo mën bu nit boo xoolee ñett yooyu yëpp jéem nañ ko def Sëñ Tuubaa saxal nañ ko ci barab mën na luñ ko dara jéem nañ koo rey mën na luñ ko dara yóbbu nañ ko ci géej gi àndaat ak moom dellu si kon loolu foofu la liggéey bi soso xiifal ko boole ko ay gayndeeg yooyu noonu. waaw te loolu yëpp dara warulu ko lu dul forte déclaration bu mu defoon ci milieu boo xam ni kenn musu fa ñeme taxaw def déclaration bu mel noonu parce que fi ne kum neex nga taxaw ci mbedd mi ne yàllaay buur kum neex nga toog sa kër ne yàllaay buur kum neex nga julli màggal yàlla waaye dafa am foo xam ne yàllaay buur lañ fa doon bañ mooy Ndar moom leen dong lañ fa doon bañ mooy yàllaay buur Sëñ Tuubaa moo fa taxaw ne yàllaay buur bi muy wax it waxul waxi boppam dane qul huwa allahu ahadun allahu samadu lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahadun ginnaaw bi mu jullee ñaari rakka sëñ bi julli ñaari rakka yi Ndar yi Sëriñ Tuubaa yi kuy julli war ngaa xool julli googu nga xam ne doo julli gu mel noonu mooy julli goo xam ni
bureau bi ci boppam dañuy bañ ko fa julli sëñ Tuubaa ñëw julli fa ñaari rakka mais ñaari rakka yi moo yàgg parce que benn rakka bi mi ngi tari sóoratul baqara juróomi isib la juróomi isib tey bu ma ko doon tari normalement dina jël 1 heure de temps sëñ Tuubaa benn rakka mu tari ci sóoratul baqara ñaareelu rakka mu def sóoratu Ali Imran ñaari isib ak nisif alquran 60 isib la 114 saar 6666 aaya Sëriñ Tuubaa tari na bureau ba ca Ndar 7 isib et demi te benn gouverneur wala benn alkaati ñemewut a wax ne ko bàyyi li ngay def nga wax ak ñun ba mu nuppee nag tubaab bi dane fa laaj ne waa c'est l'heure de prière ñu ne ko non c'est du sabotage waxoon nañ la ni kii c'est un provocateur ci la tubaab bi nag mer na ko yow xamoo ma danga may ut mais soo ma xamoon di nga ma moyu parce que man ku mata moytu laa Sëñ Tuubaa na ko yow xamoo ma mais ba ma xamee yaa may moyu fa la gaynde gi soso ci la ko wax nag ne ko danaa la boole gaynde fii ci Ndar balaa dara xew ci lañ boole Sëñ Tuubaa ak gaynde gi gis Sëñ Tuubaa ñemewu koo jege lu dul taafu ci barkeem mel ni ku gis ab sëriñam wax naan sax ni am na benn commandant bu ñëwoon bëgg xool ba xam nu gaynde gi def ak sëriñ bi moom la gaynde gi yóotu tër ci suuf bi mu ko naree jëfandikoo Sëñ Tuubaa dafa fi tasu gaynde gi ne ko waqi azaya aqraban wa ajnaba wa musliman wa kafiran bi zaynaba commandant boobu bi ko gaynde gi sànnee wax na ni kooko njëkkatoo ci àdduna ne ko Bamba merci jërëjëf mu nekk ki nga xamante ni Cheikh Ahmadou Bamba waaye nag ñu ñëw ci mujjanteel gi muy màggal gi nga xam ne ni ñu ngi ko jublu si lan moo nekkoon digle Serigne Touba ci màggal gi waaw màggal bala ñoo dugg ci digle yi il faut ñu décortiquer le mot màggal parce que le mot màggal day mot boo xam ni yàlla moo ko moom te yàlla moo ko réclamé woon ne nan ko defal bi yàlla réclamé ne nan ko defal da cër ba da koo dencal Ahmadu mbooleem gaa yu baax yi fi jaaroon jëfal nañ yàlla waaye baatub màggal yàlla wootewul ko màggal da ngay dem ci alquranul karim fekk ko fa wa qul alhamdulillahi alladi lam yattaxiz waladan walam yakun lahu sharikun fil mulki walam yakun lahu waliyun min az-zulli sunu borom mooy wax kon wa kabbiruhu na ngeen màggal sunu borom takbiiran ak màggal kon loolu mooy màggal na ngeen màggal yàlla ak màggal Sëñ Tuubaa ne 18 safar bu acceetee laata moo woote màggal 18 safar saa bu masaana ñëw sunu borom day multiplier nattu yi bu doonoon 10 sunu borom da koy multiplier ba mu raw benn bis 18 safar jot Sëñ Tuubaa di xaar nattu sunu borom na ko nattu yi jeex na canta fi des ni ko léegi saa bu 18 safar jotee ni ma daan multiplier nattu yi noonu laay multiplier may yi Sëñ Tuubaa ne kon képp koo xam ne sama mbégte sa mbégte la saa bu accès danga ma santale yàlla loolu la njëkk a wax daa ne képp koo xam ne santale nga ma yàlla ci bis bii sërite bi ma jëlee ci tukki bi maa yow ñoo koy bokk daal di ne bu ci kenn def ginaar ba xeeb ko bu ci kenn def giléem ba naw ko kon màggal ñëpp a ko mën ndax ku amut giléem man nga am nag ku amut nag mën naa am nga mën a am xar ku mënta am xar mën naa am nga mën a am bëy soo mënta am bëy ginaar moom sa foto wax 2000 rek nga am ko kon màggal kenn mucc ci kon multimilliardaire bi ci la bokk kii chômé ci la bokk Sëñ Tuubaa nag ni kuy chômé ba am ginaar kepp boo ko ci defee bu ko xeeb ndax li la yàlla yi multiplier bu la ko joxee nga xeeb ginaar gi waaye ku am nag ba def ko ca bu mu la yéem ndax bisub yàlla bi loo ci def yàlla jar na ko bi mu nee na ngeen ma santale yàlla mag ñi tuddee ko tëbaskiwaat mag ñi daan wax tëbaskiwaat ku am sam xar sax da nga koy denc ba màggal Sëñ Tuubaa woo leen ne bu leen ko tuddee tëbaskiwaat su ngeen ko tuddee tëbaskiwaat day nduru bidaa day doon bidaa waaye wax na ngeen ko tuddee ak màggal baatu màggal Sëñ Tuubaa ko tudd ci làmmiñam daane kon tuddee leen ko ak màggal loolu moo andi la mu màggal. ci biir màggal aussi ñuy faral di gis ne ay digle jàng alxuraan xasida ak teral nit ñi loolu leen ciy faral di def ci chaque màggal bu amee. waaw jàng alxuraan xam nga dafa war nit saa bu xëyee jàng xasida dafa war nit saa bu xëyee waaye dañ ko war a yokk ci weeru safar ndax yàlla dafa kontaan ci Sëñ Tuubaa dafa bég ci Sëñ Tuubaa ndax Sëñ Tuubaa dafa defal yàlla lool yàlla bég na ca moo tax mu wax ne suñu borom bég na ci man mbégte moo xam dafa maa puukarewoo ci kanamu gaa yu baax yépp
bi ma yëkkatee ba ca kaw manière bi ma yëkkatee yéem gaa yu baax yi dañ ni ko kii nga yëkkati teg sunu kaw ku mu mun leen baaxa bi yàllaahu alkiraama qurra wa bi baqaa'iya nabiyya sarra sunu borom puukarewu na ci sama jëmm ji man Ahmadu. kon màggalu Tuubaa li ci ëpp solo mooy jàng alxuraan jàng xasida waaye berne ndax Sëñ Tuubaa bi muy wax dani waxul ku ci bu ci kenn jàng benn kaamil ba xeeb ko bu ci kenn jàng ñaar fukki kaamil ba naw ko dani bu ci kenn def ginaar ba xeeb ko bu ci kenn def giléem ba yéem ko kon màggal gi dëgg berne la ku la raw ci berne ci bisu màggal gi moom moo la gën a màggal kon kuy màggali jël oto fay ko mu yóbbu ñuy màggali sonn nga yàlla na la yàlla fay waaye boo bëggee xam darajay màggal dëgg jëndal ginaar wala nga jënd giléem wala nga jënd nag wala nga jënd xar wala nga jënd bëy dem ci bisub 18 safar bi nga rend ko jaayanteeg Sëñ Tuubaa ba déwén nga xool ni la Sëñ Tuubaa di def kon loolu mooy màggal. jërëjëf kon mbokk auditeurs téléspectateurs yi gis ngeen li nga xam ne mooy njëriñu safar gis ngeen lu Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké tamit liggéeyal yàlla suñu borom waaye tamit gis ngeen njëriñ li nga xam ne moom la digle ci màggal gi maanaam boo demee ci màggal na nga commencé ci ginaar ba ca gëléem loolu yëpp ci xeetu bernde la kon Serigne Mohamed ñu ngi lay gërëm bu baax ci teew bi nga xamante ni teew nga ko nga wax lan ngay tàggoo ñi nga xam ne ñu ngi lay bàyyi xel. waaw sant Sëñ Tuubaa rek sant Sëñ Tuubaa bu baax ci xéewal gi mu nu xéewale nu bokk ci moom. sant Sëñ Tuubaa ci xéewale gi mu ñu xéewale yii mu ñu xéewale ndax da daan wax ni ku ma defal loo mën ma fay la loo mënul ku ma defal loo mënul ma fay la lu la jomb kon Sëñ Tuubaa mooy ki nga xam ni yokkutey kese la kon loolu rek lañ doon dolli mbokki taalibe yi ñu suñu borom defal ñu tawféex defal ñu wér ba màggal gi ñu dëgmal ñu fekkee ko ci jàmm ñiy màggali ñëpp it màggali ci jàmm dellusiwaat ci jàmm ci barke borom Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf sëñ Mohamed kon nag mbokk yi lii rek mooy njëriñu waxtaan bi waxtaan ak ñun ci lépp loo xam dafa jëm ci wàccaay safar ak lu jëm ci lan mooy 18 safar ak màggal gi naka lañ koy nit ñi di màggale ci wàllum jàng alxuraan ci wàllum jàng xasida ak li nga xam ne mooy wàllum bernde mooy lu am solo ñu ngi lay gërëm parce que suba ba tey donc ñoo nekkoon fii nii nga bàyyi sa yite yëpp ñëw fii ci Mbour TV di la gërëm bu baax a baax ci ànd bi nga ànd ak ñun di la jox di daje fan yu néew incha allah ci wàccaay màggal gi dinañ la woowaat ñu ñëw ñu waxtaan ci Serigne Touba waxtaan ci gars yi ni ñu war a comporté woo suñu demee Touba ak yeneen waxtaan yoo xamante ni incha allah dinañ ko def kon ñu leen di jox dig daje ba beneen yoon incha allah. Jungle.